Vulnerable families in the country. Ms. Foundation, of course, over the weekend distributed valuable materials to several families and flood victims in the Kanifing municipality and the West Coast region. Now, the donated items included food and cash, clothing, and of course other essential materials such as mattresses and refrigerators. Now, our reporter Sasum Cham went along and filed in this report. The foundation has over the years continued to provide aid to affected victims, geared towards mitigating the challenges they are faced with. Commenting on the significance of the initiated project, MIS Foundation Vice President said their desire is to provide assistance to the most vulnerable, especially those in need. Vice Rincoli also emphasized that this is not the first intervention the MIS Humanitarian Foundation has done, saying they committed assisting affected victims. The MIS Foundation are here as usual to help the vulnerable, the needy, and then those affected by fire or floods. So unfortunately, this Sanyankunda family has been affected by the fire inferno, and we, in our small token, brought this foodstuff to help alleviate the family. Meanwhile, one of the beneficiaries, Kalilu Sanyang of New Josuan, expressed gratitude to donors. He said his family endured a severe fire outbreak causing enormous damages to the Sanyankunda family. The fire outbreak happened on the 27th of June at 5 p.m. The fire have caused us a lot of damages. 3 bedrooms were burned down, and unfortunately we were unable to save none of our properties. Another flood victim, Fatmata Dawa of Yuna village, who was supported with food items, clothing and cash to support her family, also thanked the MIS Foundation for their assistance. Since the Humanitarian Foundation visited me and asked my problem is, and I told them about it. Now that you have brought all these items for me, I am really happy and grateful for your support. I truly appreciate the foundation. The foundation renewed their commitment in helping distressed families in different localities in the country. This leaving on the Gambia government to assist the foundation and its request to support the vulnerable groups. All right, thank you. That report there was done by Sasum Cham on the very important initiative by MIS Foundation, who were out and about over the weekend to support different families who were affected by either fire or floods, which I believe is very, very important. And you heard from the Vice President by Serin Colley, and of course the beneficiary also has spoke on the support that they have received from the foundation. So it's a very, very laudable initiative. We need to be commended. So many families are in a state of need, especially after going through some, tragic or, very, very unfortunate incidents like fire or floods. It's sometimes very, very difficult for them to cope with such situation. But if receiving such support will really help. Mon ñang li mu doon lu am solo. MIS Foundation yu bari nag ñu ngi ci réew mi ñi tamit ci lay mbokka. MIS Foundation génnoon pour jàppale ñi nga xamante ne mooy ci ay famille ñi nga xamante ne dañu am ay jafe-jafe ay da safara moo làkk seen ay kër wala léegi mu taw comme flood bi ñëw indi ci ay jafe-jafe ci kër yi nekk mu doon lu am solo su ko defee ñu génnoon dem dëkk bu mel ni comme ça ñu Joswan am na benn famille bu mu fa jàppale ñëw tamit ci Yuna am na keneen ku ñu fa jàppale gis nga yóbbul leen maalo bu bari ñetti saako ak diwlin ay matala cause ay fridge mu doon lu am solo waaye léegi-léegi ñu dimbale leen sax ci ay xaalis nuñ mën a jàppale seen ay famille mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo li leen dee wax solidarité bi dimbalante bi dafa war a yaatu xam nga li gën a bari ci time yi weeri koor wala tabaski lañ ko dee gis but lii tamit dafay baax ñu koy continuer di ko def di ko yaatal surtout ci période yu mel nii jërëjëf lii
askan bi dinañ ko rafetlu bu baax because lu am solo la te loo xam ne nii suñ diine sax daf ñu ko sant dimbalante diine bi daf ko gërëm bu baax a baax xam nga moom laa la mën a xam naa ne yàlla daal réew mi ku fi yàlla may nga am bu fekkee ne def lu baax rek mooy dugal nit àjjana am nga foo ko liggéeyee parce que réew mu nga xam ne ni boo juróomi nit yi nga dajeet mais bi benn bi nga wax xëy na mun na see mucc xëy na bon ñeneenti yëpp ñu ko aajoo la réew moom ku yàlla dénk te ne la boo si dimbalee si li la yàlla dénk mun nga am ngërmaan bi ëllëg ku fi yàlla dénk dara bu fekkee ne jëf lu baax mooy tax a dem àjjana boo amutee àjjana man dootoo ko am si réew mu yéeme la jaajëfal ñii dimbale na si ay mbokk foofu noonu Sañankunda yi foofu ak ñële so lu am solo la soo façon ngi mbootaay yi moom suñ bëree si réew mi am doole soo dina baax te Gambien si bëri ñii ñoo jiitu bot am na ñu nekk si gannaaw te tey soo cegoon si gannaaw ñu nekk bitim réew dañ si de am a very big rôle buñ see play moo tax ñoom once again dañ leen gën a foog réew mi ñaanal leen because leen dee taxawu trop association ou organisation boo fi gis rek seen loxo mu ngi si is not du dem kon du dem waaye ñu am nekk si réew mi ñii sax duñ dee xam ñii sax dee xam ñii bu tax doon ak diaspora ñu fa nekk di dimbale association si ak organisation si billaay lépp lu ñu def boo ko cegoon 85% bi is from them so kon ñu dara bàyyi xel leen so te xam naa ne yàlla dina leen fay si lu nekk di defar réew mi because xam nga ne kii nit na ndimbal fi nga ko yóbbu nit na ndimbal dontal romb neen ay doosin ay téeméer yi ko nit waaye xam nga affaire yi daf dee gën a xaayante koo xam ne ni këram dafa lakka oh flotte ñëw na mu yaaxa ko kooku dëkkuwaayam xam nga ne fii kenn du la ne gars yi dëkk si salle cabinet bi koo xam ne mu ngi rénover këram pour joxe ko luwaas du abal kooku loolu benn si school ngay dem au kër bu yeggul so kooku kay ndimbal mooy lu gars yi di war a ndox du romb pax waaw ñooñu dañ koy yelloo bu baax soo dañ leen di jaajëfal ñaax Gambien si ñu gën see bari waaye ñi leen di dooleel ñooñu da ñaanal leen yàlla dooleel leen waaw te ñoom sax ñu ngi wax nguur gi nañ collaborer ak ñoom dooleel leen ñoom it ko disaster am nga disaster tey ñoom seen job is a problème ñoom wallu mbott la ñoo def ñoom bala mbott noonu ñu ne soo ko buggee wallu da ngay dem balaa moo taanu bu taanu rek dee na xam-xamam jee na waaye ñoom nag dañoo ñëw fekk juur taanu ñu door a commencé di bind di seet naka la ñoo def ba dimbal am na ku nga xam ne talul loolu am na ku nga xam ne léegi la soo loolu nag soo ko buggee da ngaa organise sa bopp waaye am nga tam lii problème mun ta ñàkk a demee noonu because am na soo génnee xaalis bi bàyyi ko fa nga teg paquet ji noonu mais bi sax some people den mun neen dem ñëwee gannaaw tam yóbbu sometime doo dee blame gars yi tam protocole bi doo ko dee sometime wala process bi nu moo demee mënoo koo ñàkk a blame sometime but xanaa leen na kay ñu ko dee gaawal sometime waaye loolu est-ce que loolu tamit non waaye xaalis bi nga xamante ne li ko tax a jóg ñu teg ko moom moo ko yow def ko li ci la boo ci defee lu la neex mun nga ci am lu la neexul waaye bu fekkee tamit waaye loolu xewut fi di loolu xewut si dëkk bi fii de kon da ngay jël noonu rek loo gis mu fee am lañ jógee wax wax dafa méngoo ak bii tamit dara bu ñu leen ko joxee rek mooy loolu ñu gis si lu leen neexul moo tax process bi nii laay demee dem ku ngay wallu moom fekk mu ngi bugg a dee waaye normally waroon ne mun a am emergency lifin bu nga xam ne nii foon soo soxlaa lifin rek fat da ngaa dem bu ko noo ko dégg ko because ñii ni ñu def ba dégg loolu dem fa ñoom ñoo waroon a ëpp nopp ñii parce que ñoom seen nopp yi ñu ngi everywhere waaye soo waxee ñu ne mënuñoo dimbale ñëpp ñoom loolu la ñoo wax fii kenn yàlla rek moo mun loolu par am na ñu ko yelloo te yàlla mu ko def it am na daanaka mooy loolu moom itam am na léegoo-léeg sax xam nga sometimes punishment la day nekk fa naa si moom comme lan yàlla moo mun a dimbale ñëpp te am nañu nga xam ne mooy loolu dafa lu suma waa ji daan wax rek dafa jox fukk yeel jox kenn lupp mu séddale fukk yeel mbiram bagaasam la de waaye lan moo bu boobaa lan moo war non bagaasam la loolu bagaasam la bu si sori non dama ne moom ku ñu fukk bu amee yeel kenn am lupp borom lupp bi moom lan moo ko war xanaa gestu ñële rek jàngale la tam nag exactly ndax dafa war a dem aaki moom rek affaire yi pour moom xam nga ne moom kenn du moom
war naa bàyyi xel ñële de baax te xam ne ku ko jox ku boole yeel fukki yeel waaw est-ce que du moom la bëgg a mbaal sax mata bàyyi xel la sometimes xam nga yàlla yàlla daf day def lu nappkat yi di def de def dara lonk ko nii sànni ko suma sëriñ daan na ko wax de sànni ko si géej bi xam nga yow xontuloo jën bi de waaye jën bi nga soxla yàlla dana koy def de jóoral la ko nag nga fan ne yow soo si defee soo ko deful lu nga ko war a def rek mu soppi ko ku soxla jën bi ni muy def so moo tax daal lu ñu fi yàgga di wax rek joxut kenn ay million pour yow ak sa famille rek non def ko foog nga boole ci ñeneen yeah of course xam nga yow suñ defoon dëkk ni islam duñ sonna di nga man bu gisee yi naar yi ak saudi yi ñëw wax ni yëpp sometime mooy loolu ñooñu Afrique gu ñuul gi mënoon nañ dundal ñooñu waaye ñun leen gën a bañ mu tax tubaab yi leen gënal sax yes tubaab bi sax ñoo ma leen gënal sometime parce que tubaab nag ku am yërmande si li ku jox ni ak xam ak yelle fa dontale am na ñu doy waar waaw waaye luñ human right ni ñu ko respecté waaw dañ ko respecté nag dañ ko over respect ak nit moom dañ la ko jox ba mu set laajal ñu tukki ñoo la ko mun a wax non loolu kay moom laajal ñu tukki rek waaw ba si condition ni ngay liggéeyee of course ni sa am ak yooyu yow nga nekk jógee Gambie nga dem am kayiti benn dëkk Europe ñu jox la cër bu rëy boo xam ne boo ñib see dëkk bu nga juddoo doo ko fi am doo ko fi amee loolu yëpp jàngale la loolu yëpp jàngale la moo tax tubaab bi nañ leen bàyyi xel de waaw léegi nag ñu ñëw pour ñenn si ñoom am fu ñu jaar pour xoj ñu waaw surtout si suñ nguur yi du dee ñàkka waaw loolu moom du dee ñàkka waaye nag ci fexe doxalin jox cër nit loolu moom ñoom exemple lañ ci anyway lii daal rafetlu nañ ko trop Amadou di jaajëfal mbootaay bi waaw naka la tudda MIS di leen jaajëfal di leen ñaan yàlla gën leen di dimbale waaw ak ñi leen a dimbale yàlla dimbale leen te wax naa la ne boo ko cegoon 85% bi nekkuñ si réew mi so kon ñi leen di dimbale yàlla dimbale leen ñoom itam yàlla dimbale leen ba seen loxo gën a bari ñu mën a dimbale ñu bari parce que réew mi moom wax naa la ko juróomi nit yoo dajee ñeenti yi nit neen dimbal kenn ki mooy xëy na mais bi waaye ñeenti yi moom dafa wér ne waaw ñeenti yi nag mun naa mel nu ne fekk ñoo ko gën a soxla mun naa mel ni Amadou mi sax fekk moo ko gën a soxla waaw parce que affaire yi dépend si action yi dépend si sagar yi de dépend si action yi tam parce que am na si ku nga xam ne mën nga ko gis ak costume bu nice fekk mooy loolu moom dégg naa ko de waaw fekk mooy loolu de ak xaftaan bu jekk fekk mooy loolu de waaw maa la ko wax de waaw fekk mooy loolu te loolu bari na fi waaw ñu bari dañoo tàmmu di wonewu daat moo xëy na fi def lu métti daal li ma bëgg a wax mooy da ngay jéem a muñ ak affaire yi def say liggante waaw waaye nag ku dem xam ba ci biir comme noo ko waxee da ngay gis borom coste wala borom xaftaan nga foog ne waa ji moo ci ne fekk nag yàlla xam doy na fekk nekku ci waaw moo tax nag léegi moom comme noo ko waxee juróom yoo gis daanaka waaw benn ba ñaar xëy na ñoo xala tane ci réew mi but loolu mooy situation bi ni ko gars yi di waxee bat nag xëy na ni ko ñu wax rek yàlla baax na incha allah di leen ñaanal xam nga tamit def lu baax di ko wane léegi-léeg baax na trop parce que da ngay inspire ñeneen da ngay inspire waaw léegi-léeg comme na ko waxee ne kuy def lu baax wala booy joxe bu ko ndeyjoor bi di joxe càmmoñ bi waru ko yëg waaye da ngay wax ne ku yoree million ñoom moom buy joxe moom bu bëriwul amul xam naa ne sariya yàlla moo ñu ko sant de te loolu yëpp miinin bi is waaw bul wanewu ba muy wanewu ba pare waaw ak looy def loolu rek la bul si sa yëg-yëg bul wane waaye su fekkee ne yëg-yëg bi da nga def li am nga ñun lii ñu bëri kontaan ne nit mun naa gis ak saison bi demaat ekkati dimbale leen waaw su fekkee mébét bi loolu ak ñeneen gis ko te am na ñuy def leneen dañ dee gis keneen def ko moo tax ñu lu baax ñu def ko so si contexte boobu is good waaye jox lii dangal nii bu ko ndeyjoor bi yëg bëriwul million boo ko yëg boo ko doon jox nit wala nangam waxuma la ndeyjoor bi waaye tànkay sax dinañ ko yëg so ba di miinin contexte bu yàlla taxoon muy wax mooy bu mu nekk pour kiburu pour gis yëpp si xol bi la yëpp si xol bi la rey yéene bi waaw waaye xam nga ne lu bëri boo ko joxee waxuma la ndeyjoor bi waaye soo moytu waa kër gi sax dinañ ko yëg boo fi demoon di wàcceel ni benn jaañan wala faa leen ay saako maalo njaboot gi dinañ ñëw ñu wàccee ko gars yi lu li fi
waaw soo defal ngir yàlla so loolu la borom bi bëggoon Definitely. pour nga kooma ko be comme que sax yaa ngi joxe ñaari loxo nga am keneen ki yëgu ko mooy ngir nda yàlla rek tax waaw waaye xam nga ne moom mooy loolu de léegoo-léegi bu duufee dëgg ni nga ko koy def de ah Mbaadu waaw te mu duuf moom am na si solo waaw am na si solo bu baax tigi jërëjëf Modou Niang jaajëfal la bu baax ci jàngat bi su ko defee